les gars je suis désolé ah dama am léegi benn appel moo dagg affaire bi fi ma doon jeexalee rek mooy comme je disais tout à l'heure tey dañuy am koo xamante ne dañ ko radier sénégalais yi def ko député façon bundu xataal bu nekk mu koy dund ñuy dugg ci vie privée am ñu koy tooñ bis bu nekk naqar boo mën di xalaat ci àdduna ñu koy teg te ñun ñëpp ay doomu aadama lañ te moom li muy dund ñun xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax fan yee dem nañ ba koy déglu ci këram su génnee bakkanam ci xottu lay nekk du nekk mu koy dund ci jafe-jafe dem nañ attaqué domicile yaayam bi ñuy def parrainage loolu kenn fàttewu ko tey mu xeex ànd ak ñu mu ànd ak ci parti bi ak coalition yi di xeex ba toll fi mu toll tey ba état demee ba jaaxle ñu def fii loo xamante ne dafa nekkoon lu guléet ci biir Sénégal mooy def levée de fonds bu extraordinaire sénégalais yi génne seen alal di ko jox parti bi pour ne ñun parti bi moo ñu doy parti bi ñun ñoo koy financé bu yàgg dañoon xaar parti di fay mais ñun ñooy fay parti bi pour mu am lu mu demee wër Sénégal wax ak nit yi wan ko seen programme saafoonte ñoom xool seen jafe-jafe yi nekk ci gox yi saafoonte kilifa diine yi et cetera loolu nekkoon lu inédit ñu xëy guddi di envoyé ay arrêté naan dañuy menacé nit yi dañuy di sut Pastef ak seen waxu caaxaan yooyu nga jóge ci loolu ñu créé benn complot bu extraordinaire teg ko ci kawam di ko jéem a faagaagal bakkanam nekk ci xot bi ñu ko mënoon rey dañ koy rey ñu tëj ko xeex am ci dëkk bi ñu faat fi fukki nit ak ñeent jël ay centaines de personnes yoo xamante ne tey seen àdduna yàqu na ndaxte ñenn ñi seen membres yi dagg nañ ko ñenn ñi seen bët yàqu na ñenn ñi ay paralysie partielle lañ am et cetera mu nekk lu méttee ma ne nag du ñu am parti boo xamante ne tey Sénégal fii bu ñuy wax parti boo xamante ne moo implanté wu fépp macha allah kenn mënu ko wax ci boole wax ci Pastef damay joxe exemple rek benn dëkk benn commune bi ñuy wax Thiomby bu nekk ci àllu Saloum bi noonu Kaolack 26 villages moo fa nekk mais ka fa nekk mosul gis nee na benn autorité wu Pastef benn responsable Pastef teewul ne village bu nekk implanté na fa cellule bu mag te mi ngi dox man dem naa ba foofu toog ak moom waxtaan ak moom boo fa demee da ngay gis liggéey yu extraordinaire da nga koy gisee ci yenn communes yu nekk biir Sénégal yépp da ngay dem ci gox yoo xamante ne PS bu yàgg ba PS moo fa daan am nit mais tey da ngay dem gis la fa gars yi doon am tey Pastef les patriotes macha allah moo ko fay am mu nekk parti boo xamante ne potentiel bi c'est extraordinaire doo am leader nag am parti bu mel noonu parti boo xamante ne jamono bu nekk mu yëkkati dossier teg ci kaw table bi président de la république ak ñi mu àndal ñëpp ak seen gouvernement ak seen politiciens yëpp député tout le monde y compris kenn du si mën a teggi virgule gis ngeen ko si dossier 94 milliards yi gis ngeen si ko si sortie yi ñu def ci par rapport ak gestion ressources naturelles yi gis ngeen session budgétaire bi naka lay demee chaque fois qu'on sort un dossier purgé ko teg suñuy conclusion si kaw table bi amul kenn ci ñoom koo xamante ne di nga ci mën a virgule ay porter plainte la ñuy wax ay commission d'enquête parlementaire ay waxu caaxaan mais dara du ci mën léegi nag est-ce que ñun dañu war a am le leader bi nga xamante ne mën na jël loolu yëpp doxal ko waxuma sax biir Sénégal Afrique dañ koy plébiscité laa wax sànq so loolu ñëpp xam nañ ko chaîne africaine yi boo koy xool da ngay gis comment les gens organisent des débats autour de sa pensée autour de sa manière de concevoir et voir les choses et cetera quoi donc ñu am leader bi am machine électorale bi rawatina loolu ñu am ñu bëri ci opposition bi ay leader politique yu mag yoo xamante ne ay kàngam la ndax seen xam-xam ce n'est plus à prouver ñu fi liggéey tey wane seen xam-xam wane seen ngóora wane seen fit wane seen jub parce que dëgg-dëgg loo am xam-xam boo jubul mënul jëriñ dara te loolu moo yàgg am Sénégal diw jàng na di complexe loolu nit ci fekk na yow sa bopp mi nga xamante ne yaay jéem a complexe loolu nit ci juboo naa fekk nga sàcc nga et cetera fan yee passé gis ngeen débat bi nga xamante ne mi ngi am entre Serigne Bara ak Thérèse Faye ñu koy jéem a complexe loolu nan ko non yow jàngoo yow lii woo yow laawoo la mooy jàngoo da ngay jàng français wala nga jàng alxuraan arabe wala nga nekk
nitu aada boo xamante ne mën naa am sax kenn tegu la fenn jàng mais dañ la former sur le tas ay kilifa la yore ay maga la yore jàngal la loolu mooy Sénégal donc du forcément ni nga xamante ne ñoo kii affaire complexe yooyu amu fi donc tey nga am machine bi am leader bi am jeunesse bi mais amatoo excuse dañuy waxante dëgg amatoo excuse te ñun ñi ñëpp ci lañ bokk responsabilité si ñun ñëpp la nekk war ñoo bàyyee mbir mi leader yi kese ñu ko yore di ko doxal kenn ku ci nekk responsable nga ci Pastef du damay toog élection bu jotee ma jug dem voté ji non mais y a un minimum boo xam te ne da nga ko war a participer ci combat bi mooy jël sa téléphone assuré wu au moins bu nekkee diaspora bi nga nekk sa entourage ak ñi nekk Sénégal wax nga leen ñu bindu ci si liste yi est-ce que bindu nañ da nga soxla information li ak li mooy information non booy naa ak diw ça c'est un minimum il faut que ñun ku nekk def investissement humain wax bi dañ ko dépassé théorie bi dañ ko dépassé jug dem voté incha allah ñëpp nañ ko def mais nañ assuré wu que impact bi ñu war a am nañ ko ci nit ñi ñu war a sensibiliser nañ leen dañu war a def caravane ñi am xaalis nañ génne jox ñi ci ñu def caravane siiwal mbir yi am nañ ay coordination au niveau du Sénégal am nañ ko au niveau de la diaspora ñuy liggéey bu extraordinaire kenn ku nekk en ce qui le concerne mais waruñoo bàyyi mbir yi ces responsables la nga xamante ne ñoo jël seen temps di ko jox parti bi mais ñun ñi nekk ci suuf nekk ay membres cellule ñun ñi nekk ay sympathisants ku ci nekk am na rôle boo xamante ne moom ngay joué même bu nekkee yow Pastef nekkoo ci moom sax sympathisant nga ëllëg ba nga jël président Ousmane Sonko def ko président tey élection yi am na taxawaay boo xamante ne mën nga ko ci am mën nga jël sa téléphone au moins sensibiliser sa famille sensibiliser sa entourage def ité pour nit ci mën a jug bindu loolu nag ñun ñëpp la war tey élection locale yi dafa am encore une fois importance capitale pour ñun ñëpp parce que tey li nga xamante ne moo war a ñëw ci élection locale yi moom moo war a dessiner la nga xamante ne moo ñëw ci législative yi incha allah wane wat ko sa présidentielle nañ jàpp ne damay bàyyi président Ousmane Sonko bu ñu eggee présidentielle ma votel ko léegi nii garaawul non soo ko bëggee dooleel tey ngay commencer topp ko moom ci la nga xamante ne moom la gis ak naka lañ organiser woo loolu suñ ko defee rek ëllëg la ñu bëgg mun nañ ko am li ñu wax ni c'est important c'est crucial parce que ñu bëri tey dañu naan président Ousmane Sonko nañ bàyyi ba présidentielle ñu voté ko non affaire bi du loolu affaire bi mooy présidentielle 2024 yi moo nekk nii commencé en 2022 incha allah avec les élections locales sa lañ bëgg a changer xar kanamu communes yu bëri département yu bëri incha allah wéy ak président Macky Sall dem si élection législative yoo xamante ne dañ koy won ni gouvernance Sénégal dañ koy bokk yow par force incha allah buñ jugee loolu soog a dem ak moom ci élection présidentielle battre buñ jugee ak moom soog a organiser suñu élection présidentielle boo xamante ne moom lu si bokk d'ailleurs ñun ñu gagné li ñuy gagné incha allah gouverner li ñu bëgg a gouverner nag mooy li nga xamante ne moo fi nekk mooy changer xar kanamu Sénégal corruption concussion clientélisme bi fi nekk détournement de deniers publics bi fi nekk toroxal gor bi fi nga xamante ne moo fi nekk xoqatal nit sàcc alalu askan moom moo fi nekk te yooyu yëpp lañ fi bëgg a jëlee te tey loolu pour mu mën a nekk nag il faut combat bi commencer dès à présent pour mu commencer nag il faut Sénégalais yëpp jàpp ci du waa Pastef kese bëri nañ ay sympathisants yoo xamante ne jëndaguñu carte mais xam nañu la majorité de la population en a terminé en a fini avec le président Macky Sall et son régime loolu nag tey dañ ko war a sécuriser loolu tey dañ ko war a jëmmal nag lañ koy jëmmalee mooy def ité au niveau des coordination départementale ñu ngi waxtaan ak les coordinations de section communale les sections communales ñoom ñoo ëmb quartier yi ñoo ëmb village yi cellules yi fa la ñu nekk responsable de cellules yi aussi am na lu leen war waaye aussi membre cellule yëpp am nañ la nga xamante ne moo leen war ci lii nga xamante ne mooy jubluwaay bi ñu jublu ñi ñëpp muy élection locale yi parce que fan yi passé gis ngeen le flair Adjuma Sow nee na ni ñuy bindoo si liste yi yéex na yéexaay boo xamante ne jéggi na dayo waaye aussi nekkul loo xamante ne mi ngi reflété dëgg-dëgg la nga xamante ne moo waroon nekk tey situation bi donc ñun ñëpp am nañ ci responsabilité caravane spot publicitaire yi ci rajo yi porte à porte jël sunu téléphone sensibiliser nit yi gis ngeen fële de Khadija Maykor def na benn challenge am ne day bind au moins 1000 personnes loolu ni ku nekk bu lancé lu mel noonu affaire yi day dox mais li nga xamante ne kenn mënu cee joxe ngant mooy jël sa téléphone xool sa famille au moins ndax bindu nañ xool sa entourage na bi loolu kenn mënu cee may nit ngant te li ñuy xeex am na solo boo xamante ne tey mënuñu koo raté
état boo xamante ne day faat ay doomu aadama état boo xamante ne day jël 250 milliards di xalaatu ko def ci ay infrastructure fekk na période boobu noonu yow say structure sanitaire yu mën a sax gérer Covid bii nii yow amoo ko jafe-jafe yaa ngi foofu te ñuy gis ay hôpital Dalal Jàmm yenn bureau yi ñu ngi ci ndox ñu ngi taa yenn lii maladie si kay si ndox lañ nekk tey yaa ngi ne da ngay jéem a jàppale artisans yi fekk na ñu lancé initiative bu yàgg président Ousmane Sonko def ko mbir yi jàpp sénégalais yi gis seen bopp artisans yi kontaan nga ne da ngay forcer benn affaire boo xamante ne yow jubluwu la ma tax jubluwu la artisans yi dañ leen war a jàppale naam mais mën na leen jàppale ci anam yu bari du ay blouse kese menuisier yaa ngi fii am na temps yoo xamante ne newoon nañ le mobilier national dañ koy changer artisan sénégalais lañ koy jox yaa ngi comprendre donc on a beaucoup de choses yoo xamante ne mën na leen ko jàppale mais doo jël tey am lu met 6000 abris provisoires nga bàyyi ko fii dem ne ay blouse ngay ñëwi amul sens jël ouvrier sénégalais nga jox leen marché yi ñu tabax ay abris provisoires habillé ko tablement yi nga jox ko artisan sénégalais yi ñu defar ko donc tey yooyu noonu yëpp lañ bëgg a dindi biir Sénégal loolu nag pour mu mën a nekk foog ku nekk def ité comme ni mu ko waxee encore une fois gars yi nañ jug jàppale suñu bopp dóor yi métti na trop toroxal bi métti na ñu ngi rey askan bi tey da ngay gis hôpital ñu war ko tabax nga dégg kenn taxaw fële ne la benn député taxaw na fii ne hôpital bële bañ ko waree tabax su ma jumul Matlaboul Fawzeyni la 14 milliards yi ñu ci waroon def 7 personnes yii ñoo ko jël kii 2 milliards 2 milliards 2 milliards xaalis ba jeex te kenn woowul kooku laaj ko dégg ngeen fi capitaine bu taxaw ci télé bi ne jàpp nañ fi drogue sele ko drogue bi réer am benn ministre boo xamante ne ci benn parti ba desoon mi ngi say woote di si laaj ca wàllam bay menacé waat kenn woowu ko façon ñaawteef bu nekk am na ci dëkk bi xale yi sax ñu leen di yàq parce que xale yi fi ñu xoolee mooy ci mag ñi te mag ñu bëri la ñuy wane actuellement mooy contrainte yaa xamante ne état bi mu ngi koy teg doomu aadama yi tey da ngay gis sénégalais bu feebar sax day mujjee dugg internet di ñaan fii kenn waru fee ñaan ndax dëkk bi bu ñu ko tegee ci yoon dëgg am na alal bu mën a may nit ci ñu faju am na alal bu mën a may nit ci ñu jàng am na alal bu mën a may nit ci ñu def sur investir sur recherche et développement ba pandémie yu mel nii bu ñëwee biir Sénégal day fekk na ñun am nañ sécurité ba pare donc tey li ñu war a changer Sénégal dafa bari tey boo demee si gox yi gën a sori biir Sénégal dugg ci àll bi bu ñu la waxee ni dëkk bi 1960 la am indépendance doo ko gëm parce que da nga naan 1960 ba léegi lan la gars yi liggéey qu'est-ce que les gens ont fait jusque là c'est extraordinaire en fait léegi nag ñun li ñu liggéey yëpp daj ko ci ay coono façon toroxal bu nekk façon humiliation bu nekk suñu militante ñu rey ko fële suñu siège ñu saccagé ko suñu président ñu jéem ko tëj di ko jéem a toroxal suñ ko mënoon rey dañ koy rey ah tey ñu ñëw war a bindu ci liste yi di sentir ne benn engouement bi dafa des bàyyee mbir bi responsable yi nga xamante ne ñoo nekk au niveau local les chargés des élections les coordonnateurs et ça non coordonnateurs de cellules yi aussi dañ ci am cër mais membres de cellules yi surtout mais plus encore cette frange de la population ba nga xamante ne ñoom président Ousmane Sonko incha allah moom lañ bëgg def président en 2024 ñooñu ñoo war a njëkk a jóg ku ci nekk sa famille sa entourage nga xool est-ce que binduñu wala binduñu kayit yi ñu xool li si des nag muy wàllu kayit yi nga xamante ne ñu ciy freiné ni ci effectif yi nga xamante ne doyul ah li nga xamante ne ñu ngi koy teg ci ay gàllankoor pour ñu ci bañ a bindox yooyu loolu c'est des débats purement politiques te loolu dañ ko bàyyeeg kilifa Pastef yi kilifa de l'opposition yi coalition ba nga xamante ne ñu ngi koy defar ñoom dinañ ci am taxawaay bu mat sëkk incha allah voilà man dama ne woon lii naa ko wax tey pour un peu wastu ak parce que mbir yi demee na noo xamante ne tey kenn mënatul toog di seetaan parce que loo xamante ne boo ko tegee ci yoon yow incha allah mën na la tax kii nga xamante ne mi ngi jaaxalu ñu def lu ko neex mën nañ ko changer te dëgg-dëgg tey changer Macky Sall ci jaamu yàlla la bokk parce que lépp luy toroxal Sénégal ci lay dox lépp luy yàq image Sénégal ci lay dox dignité daanaka amatul fii ci dëkk bi parce que ku ko jéem a am ñu jéem la toroxal jéem la yàq ku gëm dara ñu ngi fexe nu ñu la vilipender nu ñu yàqee sa der suba ba ngoon tey dëkk bi merci moo commencé yàqu te loolu nekk na loo xamante ne bis bu fi jógee Sénégal perdre lépp la nga xamante ne liggéey na ko fi te dëkk bi am na yoo xamante ne mënu fay jógee incha allah jar na ñu teg suñu bakkan ñun ñëpp pour lii nga xamante ne moo fi am jóge fi balaa ñu egg si yooyu nag jël téléphone vraiment woote yomb na
coordination ya nga xamante ne moom nga bokk bu ñu manqué xaalis nga dimbali leen ñu def spot ñu def ay publicité si kii yeeg yooyu yow soo mënee wàcc terrain bi nga wàcc terrain bi soo mënee organiser caravane nga organiser caravane soo mënee tam dajale jeunes yi ànd ak ñoom won leen yoon c'est bien soo mënee tam jox leen information bu doy c'est bien soo mënee tam dimbale ñenn ñi sa alal li nga ci am as néew pour jàppale ñu bindu aussi bu nekkee dañ leen laaj xaalis parce que yenn localités yi boo bëggee ay certificat de domicile chef de quartier mën naa laaj weccit boo xamante ne mën naa am amoo ko contexte bi metti na lool parce que kenn talu fi tey politique parce que ay bakkan ñu ngi faatu maa ngi dégloo ju benn reportage boo xamante ne français yi ñoo ko def ñu ngi naan cimetière Saint-Lazare ay 6-7 personnes lañ doon suul par jour mais léegi ñu ngi suul par 6-7 personnes lañ doon suul par semaine léegi ñu ngi suul 6-7 personnes par jour maa ngi dégg aussi ci reportage boobule ba léegi ñu ne fu mel ni cimetière Yoff 30 ba 40 personnes par semaine la woon mais léegi 30-40 personnes par jour c'est-à-dire que nit yi ñu ngi daanu bu baax a baax le contexte ne s'y prête pas mais tey am na irresponsabilité bu bari boo xamante ne am na ci gestion pandémie te président Ousmane Sonko yàgg na leen ko wax à travers plusieurs conférences de presse donc tey pour faxas lii yëpp pour indi ñoo xamante ne ñooy teg Sénégal ci raay teg Sénégal ci développement teg Sénégal ci dignité teg Sénégal ci foo xamante ne deram ba nga xamante ne ay doom yàgg nañ koo rafetal à travers le monde tey loolu moo nekk défi bi nga xamante ne ñu dañ ko war a relever donc il faut ñu góorgóorlu ñun ñëpp kenn amu fi excuse s'il vous plaît nañ jub ñiy woote nañu woote ñiy jàppale nañ jàppale mais nañ dem taxaw surveiller déjà dans les commissions administratives la nga xamante ne moo fay xew di ko report di def remontée d'information au niveau central ñuy xam liy xew waaye aussi continuer à travers nos panels nos groupes WhatsApp et cetera nos panels de discussion di éveiller nit yi waaye aussi fexe ba lépp loo xamante ne mën nañ ko def pour nit yi mën a jug vote ji ci lu légal incha allah ñu def ko bon lii laa woon naa ko partager ak yéen tey affaire bi xaw na ko tuuti di yaakaar ni message bi jàll na te incha allah répercussion dina am bu ko laajaatee rek incha allah ñu defaat ko di wax ni ci aussi ñu continuer gën a moytu aussi respecter mesures barrières yi parce que maladie bi ñu ngi fi te épargné wul kenn donc di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm ak salaam président bi nga xamante ne bëgg nañ ko teg ci bopp Sénégal incha allah yàlla may ñu réussir loolu à travers élection locale yi déjà réussir ko ci législative yi réussir ko ci présidentielle yi di ñaan patriote yëpp jàmm ak salaam réussite ak réalisation dans tous les domaines ku ci nekk la ngay yóotu ci zahir ak baatin borom bi defal la ko defal ñu renforcer ñu sunu ay ngëm-ngëm renforcer ñu sunu pas-pas ba mu mës a rëcc bu ñu kenn mën a xooxatal bu ñu kenn mën a jënd bu ñu kenn mën a humilier ba tax du ñu nangootee génn bu ñu kenn mënal dara waaw ci dëgg lañ nekk ci jaamu yàlla lañ nekk te ay ndaw lañ ñun Macky Sall bu amee loo xamante ne nar na koo ñàkk ñun ñoo ko ëppale lu ñu mën a ñàkk fuuf parce que ñun ñoo gën a nekk ay jeunes te ñun dëgg-dëgg waaye nañ benn taxawaay boo xamante ne tey prétention bu nit wala mën a prétendre biir Sénégal war nañ ko prétendre parce que ki ñu àndal mët na ko organisation bi ñu bokk organisation bu très sérieuse la li mu war a def mi ngi koy def wàccuwaay bi mu war a am ak askan bi mi ngi koy am donc nañu góorgóorlu et puis accompagner dëgg-dëgg suñu leader mooy topp moom ay orientation mooy topp la nga xamante ne moom la parti bi di décider mooy aussi au niveau local topp suñu coordination yi jàppal leen dooleel leen département yi comme commune yi mais aussi continuer gën a def farlu kenn ku nekk def itte rek incha allah bu ñu defee itte dañuy am lu ñu bëgg waaw yàlla ñu borom bi dimbale ñun ñëpp maa ngi leen jox di daje incha allah beneen yoon chaque fois rek bu ko affaire laajee incha allah dañ ko def merci à bientôt incha allah jaa ngeen jëf